يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا. aw bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Marietou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellu si waat ak yéen mbokk yi di leen ziyaar yéen ñëpp di leen nuyu di leen wàcc seen wàccuwaay macha allah di leen ñaanal yàlla yiwi àddina ak àllaaxira di ko ñaanal njaboot geeg yëpp te di ko sàkku ci yéen it mbokk yi delluwaat di leen ziyaar lu baree bari macha allah ba léegi nii ci suñu ndogu yeeg xëdd yi ci la ñu nekk ak yéen nii ba tey macha allah. tey moom dañu fas yéene doxantu ba ca géej ga daal di leen indil ñaari dëkkandoo yu fa ne maanaam muy jën wi ak crevette bi su ko defee ñi nga xam ne dañu am allergie ci crevette aayu ñu ci ñu daw ci jën wi ñi nga xam ne ci jën wi la ñu aay ci crevette bi la ñu aay ñu ci jën wi ñu daw fa ñi nga xam ne dañoo mel ni man nag macha allah nga xamante ne fépp la ñu aayee macha allah xoolal ñuy domp fii di domp fa ca des di wëndaalu foofay toj aywa bismillah mbokk yi tey dañu fas yéene gis ngeen ni suñu saumon lañ fi am poisson saumon mais man ci côté biir bi laa jël mooy belly bi gis ngeen ko nii parce que gis ngeen li ngeen di gis ni yëpp dafa niin graisse bi ci nekk macha allah di graisse bu wér a wér voilà moom it neex oulala tàqamti ko donc moom mii am nañ fi suñu saumon poisson ku mu neex poisson boo am mën nga ko def pour sauté de poisson bi poisson boo am jën yu mag nag la dàqee lu mel ne ay coof ak yooyu nga dindi yax bi dagg ko ay morceau yu cënk nii yu dijj rek foofa daal di toj donc lii pour suñu sauté de poisson bi fa la ñuy njëkkee ñi ngi fii ak suñu ay pomme de terre yoo xamante ne que moom tam dañu ko dagg ay xàppati xolliwu ma ko dama ci bàyyi xollit bi bio la voilà ñi ngi fii ak laaj bi pour ci suñu sauté de poisson bi ba tey ay baa ngi nii dama ko ràppe tege ko nele ñi ngi fi ak beurre voilà beurre baa ngi nii c'est du beurre moom it dañ ko ci fas yéene ne réel ñi ngi fii nii ak suñu sel ak poivre mi ngi nii sel ak poivre baa ngi nii moom it ci coow li lay ñëw ñu ni ko ci réel foofa daal di toj ñi ngi fi ak suñu fish sauce moom mooy ñog maam ñeexu ñog maam bi sauce de poisson voilà ñi ngi fi ak suñu huile d'olive ma ngo kon ñi ngi fi ak suñu kaani bu verte bi juste pour flavor ko sinon ñi ngi fi ak suñu yeneen kaani itam cuqal gi ak ci soble bi moom tamit ci sauté de poisson bi lay dem bu ko defee ñu haché persil bu ñu paree ne ko ca tuy foofu daal di toj voilà léegi li ñuy gis fi moom suñu crevette la gis ngeen ko nii ku mu neex nga xolli ko ba mu set mais man damay bëgg bopp beeg cetu gen bi tout le temps di taxaw pour mu mën a am jëmm voilà donc ñi ngi fi ak suñu crevette li ñu gis nii c'est du poivron bu xonq bi moom laa râpé moom laa xoos dindi der bi xoos ko moom poivron bi loolu ci suñu sauté de crevette bi la jëm voilà lii suñu tuuti tomate concentré mooy loqati bi tomate loqati bi dañ ko ci naan tuy moom it laal ci laaj bi fële boole koog moom muy nongi su ko defee li xale yi naan foofa toj foofa daal dina ngalañ bu ñu paree nag incha allah ñu may ko su aywa très bien macha allah ñu ñëw léegi ci version française bi rapidement voilà je disais donc aujourd'hui je vous présente un duo de fruits de mer poisson et crevettes voilà poisson et crevettes alors pour réaliser ce plat il faut là j'ai du saumon que j'ai coupé en gros morceaux mais vous pouvez prendre du lot ou bien je sais pas beneen jën boo leen am rek sànni leen ko ci mbokk bu leen ma ko jàppe voilà donc là on a du poisson pour le poisson sauté et on aura besoin des oignons que j'ai déjà épluchés et hachés et là on a du piment vert piment végétarien comme aussi vous pouvez prendre le piment fort c'est le jamaïcain on aura besoin des pommes de terre aussi mais là alors et là on a de l'ail que j'ai râpé du beurre voilà on aura besoin aussi du sel et du poivre et là on a du fish sauce sauce de poisson un tout petit peu
voilà, de l'huile d'olive pour sauter nos ñamatos. Et ça, c'est pour le poisson, le poisson sauté, voilà. Et maintenant, l'autre, c'est des crevettes, voilà, que j'ai décoré. Voilà, donc là, on a les crevettes. Et ça, c'est du poivron rouge, voilà, que j'ai épulché et râpé. Voilà, je l'ai épulché et râpé. Ça, c'est pour mon sauté de, comment on appelle ça, sauté de crevettes. Et là, on a de la pâte de tomate, de l'ail, du sel et du poivre. Et très bien, machallah, mbokk yi gis ngeen nii léegi dañuy njëkk sauté tuuti laaj lii laaj la voilà ñu bañ ko bàyyi mu xam gis ngeen ko nii. Donc je disais là, c'est de l'huile d'olive avec de l'ail râpé. Et là, on met le poivron. Voilà. Le poivron rouge. Voilà. Alors, on laisse sauter un peu. Puis, on ajoute un peu de sel, voilà, et du poivre, voilà. Et on met la pâte de tomate. Mbokk yi bon gis ngeen bi ñu laxalee tuuti noonu daal di tiital suñu poivron bi ñu sauté nii ak laaj bi léegi sànni nañ ci tuuti xorom ak poobar léegi nag suñu tomate concentré mi ngi nii nee nañ ko ci teel moom la ñuy xaar mu dog ñu jël crevette bi ne ko ci yor foofa daal. Très bien macha allah mbokk yi gis ngeen ko nii suñu yóbbu yaaba yi très bien léegi xoolal. dañuy njoos tuuti rek ci fish sauce bi sauce de poisson un tout petit peu piment bi c'est le piment fort le vert voilà et maintenant on met les crevettes voilà ma ngoog mbokk yi gis ngeen ni sànni nañ ci suñu kaani bu verte bi pour mu parfumer ko léegi gis nga ni jël nañ suñu sipax ne ko ci réel léegi dañuy wàññi feu bi ba pare xaaral ma ñamal ko tuuti ndox rek mu jógaale voilà et là on ajoute un peu d'eau juste un tout petit peu et maintenant on laisse cuire à feu doux voilà sànni ci kaani gi nii rek mu àndandoo ak moom di rakkaaju en attendant et maintenant on couvre et on laisse cuire 7 à 8 minutes juste le temps de laisser les crevettes pour mu mën a ñor waaw foofa daal di toj voilà mbokk yi gis ngeen ko nii léegi mi ngi ni di coqal nii ndànk di toqi dañ koy bàyyi nii rek may ko fi benn 7 8 minutes pour ñu may crevette bi mu ñor rek dégg nga maam ñu daal di def li ci topp rek foofa daal. aywa très bien macha allah mbokk yi gis ngeen ni suñu crevette yaa ngi nii tiit na xaaral ma puusal couvert bi gis ngeen ko nii tiit na voilà. ku mu neex nga yekk ko nii ku mu neex nga bàyyi mu gën a fer tuuti mais balaa boobu xool na ci teel morceau beurre voilà c'est du beurre avec un peu de persil voilà negal mu tëbaat rek dégg nga maam ma daal di fay gaz ba foofa daal di toj. très bien macha allah très bien mbokk yi gis ngeen ko nii suñu sauté de crevette a ngi nii tem-temi na gis ngeen ko nii muy tem-temi très bien mbokk yi di leen wax ne tey suñu sauté de crevette bi macha allah dama ci fas yéene yekkal sama mag bu jigéen. kooku mooy soxna Xadijatu Émilie Ndaw ñu naan ko yoo ndaw kooku yaayu mati mooy yaayu njome mooy yaayu tanoor caat nag moom aw maag moom benn affaire ndax daf fi nekk xuloog man tout le temps xanaa ma sarax ko rek boole ko ci caat jëlal ma ci gennu crevette bi te bàyyi ma bopp bi ma mucc ko foofu toj ay mbokk yi très bien macha allah léegi nag ñu ñëw suñu beneen étape bi muy lan muy suñu sauté de poisson bi voilà donc li ñuy def gis ngeen poisson bi mi ngi nii dagg nañ ko nii comme ni ma leen ko wone woon def ko ay cënk dagg yu mag léegi moom dañuy ñëw ñu assaisonner ko avec du sel et du poivre waaw moom jën bi dañu koy raay nii tuuti rek gis ngeen ko nii dañ koy raay nii rek ci xorom seeg poobar bi nii rek ñu assaisonner ko légèrement soxlawul muy kii muy bëri dangar voilà aywa très bien su ko defee xoola dañ koy njoosal nii tuuti ci diwlin bi rek mu wañaaru rek juste pour mu siil ko rek après ñu génne gis ngeen ko nii très bien macha allah gis ngeen ko nii dañ ko tiital nii ci diwlin bi 2 minutes rek doy na 1 à 2 minutes juste pour mu tiit rek voilà juste pour mu tiit rek nga seppi
dama def diwlin bi mu xaw a bari parce que il faut ñu ñëw saaf fi pomme de terre ba la tiital ko fi incha allah suñu pomme de terre ba la ñu xàppati voilà on l'enlève voilà léegi nag pomme de terre bi moom mooy ñëw pomme de terre bi lañ ci naan réel foofa daal di fay bismillah mbokk yi gis ngeen nii léegi suñ pomme de terre bi doore na dañ koy seppi ñoragul de doore na am nañ couleur bu rafet dañ koy seppi teg ko nii bu ñu paree ñu égoutter diwlin bi complètement alors très bien macha allah mbokk yi léegi gis ngeen dindi nañ diwlin bi léegi soble bi la ñuy ñëw laxal ko bu ñu laxalee soble bi ñu doxantu ndànk ci beurre bi bàyyi ko mu jógaaleeg moom waaw gis ngeen ko nii vous voyez voilà nga ma yokk feu bi tuuti parce que soble bi waruñu ko bàyyi mu nekk soosu soble dañ koy tiital rek bu ñu paree ñu delloowaat ci suñu pomme de terre bi mu ñor voilà bu ñu paree suñu këf ki ñu haché woon persil beeg laaj bi ñu ne ko ci réel daal di ci laal tuuti ci sauce de ñog mam bi foofa daal di toj très bien aywa ñu ne ci réel lu noonu ci kaani gi jël ci laaj bi une bonne partie na saf laaj gis ngeen leen ni mosol ko tuuti ci persil bi jël li des ci beurre bi ne ko ci tuy foofa toj voilà léegi nag bu ko defee ñu dompat tuuti ci sel bi dompat tuuti ci poivre bi dompat tuuti ci fish sauce bi sauce de poisson mooy ñog maam bi mu relevé voilà ñu jëlaat suñu poisson ne ko ca réel mais fii nag da nga koy yëngal ndànk tout doucement voilà poliment waru tataayande gis ngeen ko nii ñu bàyyi ko mu temte très bien macha allah mbokk yi su ko defee nag gis nga ñu nal ni suñu limon du citron voilà gis ngeen ko ni mu jóg na forox voilà très bien su ko defee ñu bàyyi ko mu tëb tëbaat rek gis ngeen ko ni voilà merci daal di jël persil bi na wert très bien gis ngeen ko ni mbokk yi di leen wax na tey sama sauté de poisson bi nga xam ne ci suñu duo de fruits de mer bi ci la bokk dama ci fas yéene dem ba Canada yekkal sama doom bu jigéen waaw sama doom bu jigéen ngoone jàbb yaay buur ngoone ñang laa ci fas yéene yekkal koo koy doomu ndeyu Marietu ñang sama turandoo macha allah doomu xadikan waaw doomu ndeyu Zahra wan foofa toj fas yéene doxantu ndànk nag ba Montréal yekkal ci ñaari doomu ndeyam ya Kumba Leya ak Marie Ndiaye di leen wax ne ñooñu ngoone nee na ma ay fan su saveur ngeen yal na yàlla fay leen jàpp ngeen ci combat bi mais da leen partagé dégg nga noo leen gën a partagé rek seen affaire gën maa saf très bien ay mbokk yi très bien macha allah très bien wépp foofu ngay wàcc de ñoo ko gisandoo suñu sauté baa ngi nii de crevette bi macha allah gis ngeen suñu yóbbu yaaba yaa ngi ne sauce beeg may nañ ko tuuti li ma petit ñankatang c'est la wi cax delee persil foofa foofa xalangu waaw mbokk yi lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire macha allah muy ay ndog yu woyof rek waaw la ñu lekkul woon ci journée bi ñu bañ ko aywa très bien macha allah très bien wéppalaw mbokk yi suñu sauté de poisson baa ngi noonu ne woon naa leen tey diwoo lañ leen indil donc suudal nañ leen léegi sauté de crevette bi mu féete boor daal di xonq ba yegg ca coor saf ba yegg ci sàppaaral waaw ñu ni den na waaye ñu xëccal leen suñu saumon baa ngi ne le belli bi côté biir bi foofoo dàqati ñu ni ko ci réel foofu daal di toj coow lay bëgg a bëri nag ñu ne leen daaj ca kaw wëndeelu mbaay mbaay ba ñu ne fay wëndeelu mbaay mbaay ajaratu mbaay mbaay foofa toj mbokk li lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire macha allah di leen ñaan baaraamu kaw gi na jëm ca kaw baaraamu suuf gi ngeen fenteel ma ko boole ceeg loo leen gën a mën a partager rek seen mbir gën maa saf waaw foofa daal di toj aywa salaamaaleykum